billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim. ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonent bi gërëm suñuy wayjur sant suñuy sëriñ ak suñuy mbokk ak suñuy xarit dañuy wax alhamdulillah. man gis naa ko seen cofeel ci man gis naa ko seen bëggeel ci man gis naa ko seen lépp ci man gis naa ko kon alhamdulillah. ndax boo wootee rek gis say mbokk gis say am di jàmm gis say dëkkandoo gis say baay say mag say ndijaay danga naan alhamdulillah. am nag sunu sëriñ Baye Cheikh Dramé nga xam ni fii ci Kajoor wa ci Sénégal taarix bi Abdoulaye am ci réew mi benn dëkk amu ko ci réew mi donc bu ñu amee sëtub Alaaji Ceerno toog fii dañuy waxaat alhamdulillah. di leen sant nag di leen masawu coono di commencer di masawu journaliste yi ndax ñépp xam na ni tey événement yi dafa bari ku nekk bëgg naa jot ci ñoom kon buñ bàyyee seen yépp ñëw taxawal ñu dañuy xam ni seen baax la seen yar ak seen professionnalisme ndax professionnel mooy dem ci bërëb waroon fa def 1 heure de temps def fa 4 heures de temps parce que bis ba la mu fa fekk moo ko jar kon merci beaucoup. di sant 46 villages yépp yu nekk ci commune bi di wax ni nag liñ fi wax lépp xëy na duma ci jaaraat ndax fii ñi fi teew ñu ci bari xam nañ kan mooy Mamadou Gueye man fii laa dëkk fii laa juddoo te Ndande su ma nee Ndande je parle de la commune man mooy sama Paris fépp fu ma am commune Ndande moo ma ko gënal te yoon wi ñu nekk xam na ni du yoon wu yomb lu nekk la ñuy daj lu nekk la ñuy gis lu nekk la ñuy dégg waaye ñun dañoo bëgg a yegg ci kaw te ku bëgg a yegg ci kaw saa yuñ la sànneew xeer nga wàcc fayu doo musa yegg moo tax ku ñépp tifli nga tooy waaye na doon tifli mbégte tifli bànneex tifli nga xamante ni si ndam moo ci topp di wax ni li ñu def nii c'est une grande première à Ndande personne n'a osé génne programme am wan ko nit ñi balay dem ci élection parce que amuñu ko wala tey jii suñu paree ba partager suñu programme soo leen liiree ñoom seeni programme lu ci bari di ngeen fekk ñun tënk nañ ko ba pare ndax ñoom copie coller rek leen xam ku ne ci dëkk nag di def ñuy roy ci yow da ngay sant yàlla day wane ni li ngay def lu baax la moo tax dama naan ku mën rek na nga def ndax Ndande ab tool la ku ne am na ci waar ñun li nu mën a bay rek la ñuy bay keneen ku mën a bay na ñëw l'essentiel mooy na ci Ndande gagné c'est ça qui est essentiel. di wax ni élection yi ñu jëm dafa doon élection yu doy waar mu jaral gaa yi lu ne waaye lu mu leen jaral rek jaral nañu ko jaral nañu sax miraas suñu bopp def ko ci élection yi ndax Ndande ak li ko wër jaral nañu ko ndax waratunoo toog rek di seetaan ñu ñëpp dañoo war a jóg takku liggéey suñu commune mu émerger comme commune yépp Ndande fa mu nekkoon ba léegi fa la nekk fa mu nekkoon ba léegi doxu werayaan lay doxu kanaara alors que heure bii Ndande dafa war a weesu sax doxu avion dafa war a daw parce que position may na ko bu ngeen gisee nag ñu engagé wu ci politique dimbali askan wi moo tax ndax man képp ku ma xam ni ba ma amee bac ba léegi 2004 laa am bac Ngaye Mékhé boobu ba léegi sama loxo jugul ci Ndande lépp lu ma tollool def naa ko lépp lu ndaw di jiite ci Ndande jiite naa ko
lépp lu nit ku baax di def ci Ndande def naa ko kon lan moo ma dese Ndande nekk maire moo ma fi dese te incha allah dinañu ko doon ndax lu ñu gëm la gëm ko moo tax ñu egsi fii ku nekk woo na ma ku nekk jéem na ma corrompre waaye man je suis un homme bu kenn mënul jënd je suis nit ka nga xamante ni si du ma musa war ñi may àndal ci jom laa juddoo ci laay dee ci gëm si ma bopp ak ñi ma àndal ci laa judd ci laay dee ndax bu doon benn carte sax su ma demee am ko man dinaa dem ci élection yi ndax ñi ngi doon wax naan fu muy jëlee 15 millions xamu leen ne alal du xaalis c'est la ressource humaine les ressources humaines am ay nitu qualité yu ànd ak yow boroomu xam-xam xam-xam mooy alal ku am alal te amoo xam-xam moo sa alal waaye ku am xam-xam rek am nga alal xam-xam mooy ku am ay pexe ñun ci ay am réew xaalis yoru ko ay pexe ko yor Macky Sall tey jii bu votee 5000 milliards ni moom la Sénégal amu ko mais day def ay pexe ba am ko ñun ci noonu la ñu fas yéenee gouverner commune Ndande commune Ndande amul 100 millions mais ay pexe mën na koo may aujourd'hui 500 millions ndax suuf si mu am rek ak position géographique ak nitu qualité yi fi dëkk rek ëpp na 1 milliard di wéy te ñun ci loolu la ñuy sukkandiku pour développer suñu commune kon lu am solo la kon bu leen xeeb seen bopp gëm leen seen bopp fonk leen seen bopp fii kenn gënu fi kenn doomu diw boo gis doomu diw a nga ca wetam te ràkkal lay doon seen doon diw ba ku la laal niin loolu la ma mbaaye waxoon te jàpp naa ne ñun ku takku ci ñun di nga niin bat ndax li ñu nekk ñun dañ ko gëm dañ ko yàgg liggéey ñun tëbuñu tëb rek di laaj Ndande dañoo am xalaat ba pare doog a laaj Ndande parce que kuy laaj danaa la yow boo jotee Ndande loo koy doyee mooy lii te lii nii résumé la parce que ñun ay intellectuel lan ay gëstukat lan li ñu am lépp ci xalaat xajul sax ci ay feuilles waaye dañ koy résumé pour nit ñi mën ko jot mën ko xam parce que boo bindee sa mémoire ba koy soutenir sax boo koy présenté 5 pages ngay présenté wala 6 wala 7 alors que mémoire bi mën naa mat 120 pages ci loolu la nekk parce que lii nii ab vision moo ko lal vision bu yaatu gis-gis bu yaatu moo ko lal waaye foog ñu résumé ko ci ay pàcc moo tax tey ñu woo leen suñu woote woon meeting tey poste ba la ñuy dem wala sàppun mais lii point de presse la mu une première à Ndande lii day wane ñun ci changement lañ ne changement booy door nga koy xam amul benn candidat bu ko def parce que ñimewuñ ko te lii ñu tëgg nii amul benn personne étrangère bu ci dugal xalaatam wala loxoom ay doomi Ndande ñoo ko tëgg ñoo ko xalaat ñoo ko tëgg te ñoo koy génne parce que liy doxal suñu dëkk kenn duñ ko xalaatal ñun ñoo koy xalaat parce que ñay xalaat fa nu jànge la nu jàngee diplôme yan am la ñu am man du ma am complexe ci réew mi ndax je suis un haut cadre de la fonction publique ba ma waree jàng naa décret am naa ko ba pare ndax décret moo ma def fonctionnaire kon man dawuma ci ginnaaw décret kon nañu gëm seen bopp c'est important programme bi nag dañ koo tëgg ci ñetti fànn li ma bëggoon sax mooy def ko en français ba pare def ko en wolof mais temps bi duñu ko may te xëy na ñëpp dégguñu tubaab après dinañ ko résumer avec les journalistes parce que dëkk li koy doxal ñett dong la ñett mooy économie boo ko déggee mooy koom-koom
koom-koom ndax dëkk bu amul koom-koom rek ak ndànd fay-fay la te dëkk bu ne dafa war a xam économie locale am lan la mu sukkandiku ci loolu doxal dëkkam te ñun loolu la ñuy def muy beneen bi ci topp mooy lu ñuy wooyee social saa yoon ko déggee mooy luy dimbali askan wi luy jàppale askan wi ba ëllëg mu mën a réussir te loolu képp ku ko dégg di nga dugal éducation ci biir maanaam njàng ak njàngale di nga dugal santé ci biir maanaam faj parce que bala nga naan naam ne fa te ñu ndànd côté ñaari côté yooyu yëpp dañ cee sooxe lu ñu fi def rek ñoo ko defal suñu bopp amuñu dara ci gouvernement du école du hôpital du dara kon loolu am na solo bi ci mujj mooy environnement bu ngeen ko déggee mooy jaww ji yeeg alam bi ñépp xam nañ ni heure bii nii daan na fekk mu sedd guy mais tey day tàng di sedd changement climatique la parce que lan notre environnement est menacé te Ndande aujourd'hui doit être une commune verte dañoo war a sàmm suñu environnement set ci biir set ci biti jëmbat garab yi bay tool yi roose garab yi def lépp dëkk bi naat ndax naataange foo ko gis xel war na faa dal ndax ñun dañoo war a weesoo fu ñuy bayee bayum nawet te loolu dinaa ci ñëw ci suñu biir programme économique lu am solo la donc loolu ñetti fànn yooyu ñun ci la ñu sukkandiku pour mën a développer Ndande wax naa ko sànq du budget Ndande mooy développer Ndande mais da ngay wuti ay partenaires da ngay wuti ay borom xam-xam tey jii doomu Ndande domaine bu ngeen jël am na ci expert te ñun suñu politique mooy experts yooyu yëpp ku ci ne ca la nga mëne ñu fexe ba la nga xam nga indi ko ci commune bi waa commune bi gis ci seen njariñ te loolu mooy fulla loolu mooy dëgg tey ay programme yu bari ñu ngi koy tëgg ci réew mi mais projet yooyu ñuy ngeen di dégg di ko seetaan journal mais Ndande daf cee bokk daf ci war a am mënu cee am nag tant que amul benn leadership bu ko mën a incarner te leadership boobu jàpp na ni ñun ñii la parce que xam nan fan la xam nan ndaka la te xam nan nan lañ koy wutee ba indi ko fii ci kaw loolu dañ ciy remercier ñëpp ma ñamal leen tuuti rek ci pàcc bu ne bu nu jëlee li nga xamante ni si mooy wàllu koom bi fii ni mu demee ci Ndande xam na ni Ndande dafa wow boo fi nekkee da ngay génne rek wala dara du dugg da ngay génne ba da ngay mujj di woote naan sa waay wéef ma waay ba ma ñëw te loolu commune bu day ne Ndande war na ko dépasser aujourd'hui war nañ am koom-koom ba nga xamante ni si ku fi nekk da ngay gis sa bopp ñi nga xamante ni si ñu ngi daan seen doole fépp ci fii ci biir Ndande ñu gis seen bopp bu baax a baax ci biir dëkk bi te li ci njëkk mooy ñun dañu am ay programme bi ci njëkk mooy ñun bu ñu faloo fii dinañu créer li nga xamante ni moom la ñuy woowe un bureau économique local loolu bureau économique local boobu moo ñuy permettre tey jigéen ñi ndaw ñi ak képp ku bëgg a liggéey boo ñëwee ca mairie ba di nga fa fekk ñi nga xamante ne si xarañ nan pour teg la ci yoon wa nga xamante boo ci tegoo di nga am li ngay wut. muy étudiants yi jàng ba pare nekk ay chercheurs d'emploi ñoom suñu ñëwee dinañ fa fekk ay spécialistes ya nga xamante ni si dinañ leen jàngal lan mooy technique de recherche d'emploi technique de recherche d'information ak aussi naka ngay defee ba am insertion bu gaaw parce que njàng moo gis nag liggéeyee cay topp jàng am say diplôme toog amul njariñ waaye nag boo jàngee ba pare am ku la mën a xalal yoon pour nga am foo dugg pour mën a liggéey di suturawu loolu aussi am na njariñ te loolu suñu programme la bokk.
jigéen ñi nga xamante ni si ñi ngi yor ay GPF mooy groupement féminin ñun am nañ ci programme ba nga xamante ni si fédération communale des GPF lañ koy tuddee FC GPF comme ni ASC amee noonu la ñu amee FC GPF comme FC Barcelone FC Milan FC etc. Il y aura ici à Ndande une FC GPF parce que dina leen permettre ñu formaliser leen ba pare former leen comme ni ko Fatta ko waxee fii sànq ndax yéen loolu ngeen soxla ndax yéen a ngi dajale xam ngeen nu ñuy wuteeb xaalis waaye xamu leen peut-être xaalis bi bu ngeen ko amee naka ngeen mën a def ba mu jural leen lu baree bari te loolu dina leen ci tàggat loolu bureau bii moo koy régler association de jeunes yi aussi bureau bi dina def de telle sorte que ku bëgg a taxawal association boo ñëwee dinañ la wax naka ngay def ba am association bu am ay këyit bu lay permettre nga mën a dem wuti ay financement pour doxal sa association parce que association de développement la ñuy wax loolu lu am solo la te loolu bés bu ñu ko réussir à Ndande ce sera une grande première lu am solo la. ba ci migrants de retour yi maanaam ñi demoon moodu ji xëy na ñibbisi yor seen xaalis xamuñu nan la ñuy investir bureau bi dina leen permettre ñu wan leen lan ngeen mën a def ba investir Sénégal toog fi wala ñu demoon Maroc ñu indiwaat leen ñooñu am na ay projets yu nekk man maa ngi ciy liggéey fa ma nekk ci Kaolack ak ay ONG yoo xam ay coopération italienne la ñi allemande ñi belge ku may suivre xam nga ni man ñooñu laay liggéeyal France Belgique Allemagne te ñooñu pare nañ pour ñëw fii à Ndande accompagner projet yooyu xamante ne si xale yi am nañ donc loolu lu am solo la. beneen bi ci topp mooy dinañu créer li ñuy wooye un centre de formation professionnelle parce que xam nañ ni lycée bii du ñëpp fa mën a réussir am na ñi nga xamante ne si 4e la ñuy yem ñu dàq leen wala amuñu niveau ñu bàyyi mais tey jii su fekkente ni da nga bàyyi mais war nga dem jàngi métier te centre de formation boobu daf leen di permettre ñun ñëwee foofu ñu jàngal leen métier ma nga xamante ne bu ñu fa defee ñaari at ñett dinañ génn am seen diplôme mën a dem liggéey loolu lu am solo la te loolu programme boobu am na ceeb te incha allah dinañ ko indi fii ci Ndande su ko defee suñ doom yi dootu ñu dem Kébémer wala Tivaouane di defi formation fii leen koy defee ci Ndande loolu ñun suñu programme ci la bokk. bi ci ëpp solo nag pour développer économie bi mooy li ñuy wooyee la création des fermes agricoles communautaires FAC waxuma FAC de FAC droit FAC lettres déedéet ici on parle de ferme agricole communautaire ferme boobu lan lay wundu ñun dinañu góorgóorlu ba suñu mandat au minimum ñu am fukki ferme ak ñaar ci biir commune Ndande te loolu mën nañ ko ndax am nañ partenaires yi ñu ngi fi ay ferme 2 hectares lay doon ya nga xamante ne si ferme bu ci nekk dinañ fa bënn forage ñuy mën a def mbayum noor jigéen ñi di fa xëy xale yi di fa xëy mag ñi di fa xëy li ñuy dunde ñu koy bayal suñu bopp ndax loolu la ñu soxla te ci biir ferme yooyu mën nañ fa def élevage mën nañ fa def sax pisciculture maanaam di fa def la nga xamante ne ay jën dootu ñu ko sax wutee feneen fii lañ koy amee ndax loolu ay techniciens ñoo koy xalaat te techniciens yi xam nañ leen mën nañ ko parce que communes yi ngeen gis ñu développé ci Ndande yépp noonu la ñu développé dem leen commune Sandiara le maire dañuy xam nañ ko am na ñu mën a boole ak moom mu wan ñu moom naka la def ba commune am tey jii bu ñuy cité di ko cité en référence parce que ku baaxul kenn du la tudd bu ma ko cité c'est parce que dafa def ay résultats donc ferme yooyu am Saloum am feneen day am fii ci Ndande bu soobee yàlla te un exemple am na fi muy bu ngeen demee Daaru Jenn suñu frère Malick Diouf ma nga fa loolu muy développé foofu noonu mën naa am ci village yépp yu nekk ci commune bi su ko defee ku mënul dem Dakar wala amoo beneen liggéey nga mën a toog sa dëkk liggéey parce que am ña nga xamante ni si mbay moom lañ gëmuñu leneen
donc loolu am solo la bi ci topp mooy marché bi dañu wax ni dañu am un programme dénommé le programme de modernisation des marchés gis nga marché Ndande bi liñ ci namm mooy bant yi ngeen fa gis yépp ñu jële leen fa dindi bant ya ba mu set wecc dootul am abri provisoire parce que loolu compétence u mairie la dinañu fexe ba am fa li ñuy wooyee ay bâche en fer ya nga xamante ni si àjjuma bu jot commune bi dina ko mën a louer ñiy ñëw loolu la ñuy fay ñu dellowaat ko ci marché bi loolu lu am solo la kon nag te ñëpp xam na ni marché Ndande bi dafa xat marché bi dafa xat ba tax na ñun xalaat nañ ni bés bu ñu yàlla mayee ndam dañuy am marché ba nga xamante ne si marché bu njëkk ba dañ koy yeesalaat boole kook marché bu bees bi mu doon marché bu mag ci Ndande Fall problème mu insécurité bi am tamit dinañ ci taxaw bu baax a baax a baax lu am solo la donc marché bi nag bu ñuy waxee suñu programme du Ndande rek 46 villages la xalaat nañu ci dëkk yu mag yépp yu nekk ci commune bi dëkk bu ci nekk ñu def fa benn marché muy Palmeew di Pëleen di Gëtirat pour ne citer que ces villages là mais dëkk yu mag yépp dinañ fa def marché ndax loolu lu am solo la fi ñuy jeexale ci côté boobu mooy ñépp xam na ne Ndande dafa rafle daral amul daral fu ñuy jaayee ay nag ak i xar ak i bëy amu fi boo jógee Grand Ndande wala nga jógee Tongoor wala nga jógee Daaru Salaam di dem ca marché ba ci biir nag yeeg xar yi ngay jaar loolu dafiy jógee bu soobee yàlla dinañu dagg daral gu mag ñu yóbbu fa éleveurs yépp ak lépp lu fa war a am courant am ndox am lépp ba nga xamante ne ku dem di fa jaay sa xar wala saw nag du mar lumière du la sonal donc loolu lu am solo la loolu mooy suñu programme économique te jàpp naa ni fii ci mairie bi buñ ci boolee li nga xamante ni si mooy éclairage public ak extension d'eau je pense que ab commune loolu lañ koy doye ci domaine boobu bu soobee yàlla lampe yi ngeen di gis ci réew mi te Ndande rafle ko dina ko am te bu koy am cëmbal la koy commencé ba waxal jàmm ndax ñun jomm nañoo nekk maire nga jaar ci route nationale bi di romb dëkk bu nekk ci kaw tali bi te amul lampe bu fay tàkk jomm nañu loolu te it dëkk yi nga xamante ne si am nañ courant yépp seen éclairage public la mairie s'engage à payer ça parce que moo ko war loolu dëgg la fu courant bi eggul ñu eggale ko fa fu ndox mi eggul ñu eggale ko fa loolu mooy rôle maire yi kon ñun Ndande moo ñu ñor la commune moo ñu ñor te xam nañ tawat yi ndax def nañ pré-campagne on a fait pratiquement tous les villages de la commune dina féex deuxième pôle bi mooy waaw donc bu may jeexal ci pôle économique bi mooy am nañ benn projet ba nga xamante ni si station service la station service ba nga xamante ni si multi service lay am comme EDK te projet boobu am nañ ko ba pare am nañ financement bi ba pare bu ñu yàlla mayee ndam di ngeen ko gis fii ci Ndande lu leer laa leen wax
un projet de 200 millions on l'a déjà pour ça te buñ ca eggee dinañ ko def on a déjà les partenaires ndax tamit ndànd war naa mën am ñett ba ñeenti station parce que Carrefour la Kébémer waratunoo raw ci dara. Donc buñ jàllee ci deuxième pôle bi muy pôle social ñëpp xam na ni éducation ak santé dafa am njariñ te léegi bu ñu waxee santé sax dañ ci yokk action sociale c'est important. dinañu fexe ba fii ci Ndande ñu def fi un système tutorat maanaam ñi jànge ci dëkk bi ëllëg tey jii ñu nekk ay kilifa ci réew mi ku nekk delloo si waat sa loxo ci biir dëkk bi. école ba nga jàngee woon nga fexe ba dugal ci sa loxo bu baax a baax a baax moom la ñuy wooyee le système de parrainage ou bien de tutorat day am fii ci Ndande. dinañu fexe ba daara yi nga xamante ni si ñu ngi ci Ndande ak commune bi yépp daara bu mu ci doon dinañ ko gunge dinañ ko subventionné dinañ ko accompagner ba xale yi jàng alxuraan ba mokkal doog a dem jàngi leneen. lu am solo la lycée bi naam nekkul ci compétence su mairie waaye mairie bi bépp projet bu lycée bi yëkkati dina ca dugal loxoom ban xam ni même bu fekkee moom du moom lañ ko dénk waaye doomu Ndande ñoo fay jànge da cee war a dugal loxoom bu baax a baax loolu dinañ ko def ci côté jàng bi. dinañu fexe aussi ba chaque année ñuy organiser ay fêtes d'excellence parce que fête d'excellence moo naan lan mooy lan. dañuy fexe bay primer xale yi gën a xarañ ci école yi bu ko defee seen morom yi mën a góorgóorlu ba bu déwénee ñoom ñi primer leen loolu am solo la te subvention yi dem ci école yi bu ci doonoon benn dinañu góorgóorlu ba yóbbu ko ñaar ndax école yi soxna nañ kët ku leen jàppale ndax compétence transférée la xaalis bi leen mairie di jox du xaalis bu jógee ci mairie mais xaalis la ba nga xamante ni si ci école yi la war a jëm parce que état da koo nat jox ko école yi. Donc tout ce qui est abri provisoire fii ci Ndande des na ko fi jëlee suñuy doom dootul jàngal ci ay sàkket weesu nañ foofu. école bu nu war a miire ci commune bi bu soobee yàlla dinañ ko miire bu ngeen jëlee exemple école Gëtirat wala école Ñooxul 2001 ba léegi amul mur de clôture su ngeen demee mbaam ya ñoo fay réunion. Donc nos enfants ne sont plus en sécurité dans les écoles ab dof sax mën naa jóge fa la ñëw dugg ci biir donc école dafa am sécurité parce que ay xale ñoo fa ne donc loolu aussi dinañ ci bay suñu waar bu baax te li ci gën a neex mooy dinañu fexe ba am ay cantines scolaires ci écoles yi ak ci daara yi ndax yalwaan bi kët dafa war a jeex wala mu wàññeeku ci commune bi. te jàpp nañ ni sëriñ daara yi ku leen jàppale wutal leen ay cantines scolaires xale yi jàng ci daara yi yu ci bëri doot ñu yalwaani di lu ñu añee wala lu ñu reer rek loolu te loolu commune war na ko man te incha allah ñun dinañ ci dox. te projet cantine scolaire yooyu aussi au-delà de la mairie am nañ ci ay partenaires yu taxaw pour accompagner ñu ci ak aussi ferme agricole yi ñuy taxawal. tey jii la fay meññee war nañ cee mën a defar la nga xamante ne si dañ koy dugal ci biir école yi di jàppale xale yi ak mag ñi ak maîtres yi ak ñëpp lu am solo la. la sécurité sàcc bi dafa bari ci réew mi rawatina ci commune bi kon du lu ñuy fàtte marché Ndande bi dégg naa amatul gardien. wala boog bu amee gardien yi dañoo grève ndax kenn fayu leen kon su boobaa nag ñun ñiñ ci war a waxal muy ñi jiite marché bi dinañ toog ak ñoom waxtaan ak ñoom trouver ci ay solutions yi nga xamante ne si ay solutions définitives lay doon ndax mënoo yor ay millions sa magasin ba pare mënoo fay gardien junni par weer mi ngi mel ni nga am sa kër gu rafet ba pare wutaloo ko bunt yaa xar yeeg bëy yéen a koy bokk kon loolu aussi ñun suñu priorité la te programme bi ñu ci am mooy dañu am ay
au-delà de la gendarmerie bi nga xamante ni ñaan nañ yàlla mu ubbi fi ndax kat bañ ñu ko diggee ba léegi gisaguñ leen bu fi amul moom bu soobee yàlla bu nu ñëwee dinañu bay suñu tànk suñu wewu tànk ci loolu ba mu am fi te duñ ca yam dinañu fexe ba am li ñuy wooye une brigade municipale ba nga xamante ni si dans chaque quartier day am équipe de gardiennage dans chaque village aussi day am équipe de gardiennage qui seront formés et payés par les populations en collaboration avec la mairie. C'est important ñu préciser ko parce que ndimbal da cay fekk loxol boroom nit ñi ba ñu ñoo fay gardien de mais nin koy defee moo baaxul boo leen ci boolee wax leen li xew ku ne dina dugal loxoom bu ko defee yow maire da ngay ñëw rek accompagner lu am solo la. bu nu jëlee wàllu santé ak action sociale ñëpp xam na ne Ndande dafa rafle médecin commune Ndande fanweeri junni nit ñoo fi yeewoo 30 000 âmes ñoo yeewoo Ndande te loi bi dafa wax ni fu fukki junni nit di yeewoo rek war naa am benn médecin kon heure bi war naa fekk ñu am ñetti médecin ci Ndande waaye boo amee malade Kébémer ngay dem xëy na bala ngay gis sax mu fàtt dee wala nga dem Ngaay wala nga dem Tiwaawan wala kel sax am nan kon loolu dina fi jóg li ko fi jëlee nag mooy suñu premier projet ci loolu mooy fexe ba poste de santé Ndande bi ñu def ko centre de santé ndax tant que amuñu centre de santé kat duñ am médecin ndax dafa am yoon xeex bi nag mooy fexe ba ñu am centre de santé te incha allah dinañ ko am ndax consultation yi ñu fi maye woon kat dem na ba ci président de la république xam na suñu doléance kon loolu na ci seen xel dal poste de santé bu Pëleen Dédd ñu renforcer ko xoolaat ci commune bi fan lañ war a tegaat poste de santé bu mag ñu def ko fa case de santé yi ñuy def ay ngooñ ak ay saakuy bisaab ñu bàyyi ko ndax Ndande kat bu ngeen xoolee ñaari poste de santé la am bu Ndande ak bu Pëleen Dédd bu Ndande bi normalement 8 cases de santé la polarisé mais 5 ñoo ci dox bu ngeen demee bu Njonge Faal ba saaku yu ngooñ lañ fay denc ak bisaab te case de santé ba loolu du yoon maa ko wax sa village case de santé ba doxul te chef de village ba fa dëkk nee nañ moo jiite chef de village yi ci commune bi yépp kon loolu doy na waar bu Mbay ji ñaax doxul bu ngeen demee bu Palmeew doxul bu ngeen demee bu Njaay Coro moom salle de classe une semaine ba nga xamante ne si dañ fi indi ay spécialistes yu bari ñu faj nit ñi may leen ay garab comme ni ko waa Kébémer di defee bu nu jëlee ci action sociale mooy jàppale nit ñi li ngeen di dégg ngeen ñu naan bourse sociale yi yu Macky Sall yi ndimbal li loolu mooy action sociale ñun liñ ci xalaat mooy am nañ ci ñetti projet phare bi ci njëkk mooy ñu am programme bu ñu woowee PAF c'est le programme d'autonomisation des femmes ñu fexe ba jigéen ñi mënal seen bopp ñu bañ ku leen di nax ñëw naan suma faloo dinaa leen defal lii dinaa leen may lii dara duñ ko ci def digge yu bari ñu ngi leen koy dikk mënuñu ci tus nit ki nag li nga koy kiyee da nga koy jàngal moom lu muy nappee ba muy mën a nappal boppam ñun ci programme boobu lañ ne te incha allah am na ay partenaires yi nga xamante ne sii bu ñu gañee Ndande 45 GPF mi ngi fii dans la commune ak 18 yi nga xamante ne ñi ngi biir Ndande GPF bu ci nekk dinañu fexe ba former leen ci benn domaine ba nga xamante ne si ñoom dinañ ci mën a liggéey ba pare dem wutal leen ay financement yi nga xamante ne dina leen accompagner pour ñu mën a liggéeyal seen bopp ñun ci politique boobu lañ am pour l'action sociale def ay programme d'aide sociale maanaam ñu xool ñi nga xamante ni dañoo yelloo jàppale ndimbal ñu dimbali leen defal ay bourses yi nga xamante ne maire bi ci boppam moo koy voté di ko dimbalee nit ñi bu bokkut ak bourse sociale yi nga xamante ni si day jóge ci kaw ndax maire am na budget am na rubrique lu mel noonu maanaam ku am ndeysaan naqar
wala nga am ko wàññiku wala nga am nekk ci ay jafe-jafe feebar mënoo fajoo maire dafa war a jël ci gafakaam jàppale famille yooyu loolu am na ci maire yi secours aux indigents dafa am ci budget maire yi donc tey jii ku fi amoon opération 1 million au minimum maire yi war naa mën a génne 300 à 500 mille jox la nga dem faju ji donc foog ngeen yeewu ci loolu bi mujj mooy ay bourse socio-pédagogique ñëpp xam na ne man kuy jàng rek man sama xarit nga te du ñëpp a jot seen loxo jot seen ginnaaw tey jii ñi nga xamante ni si orienté wuñ leen ñu bëgg a def formation incha allah mairie Ndande dina génn budget ba nga xamante ni si day maye ay bourse pour xale yooyu ñu dugal leen ci yenn école de formation yi fayal leen ñu jàng ba am seen diplôme mën a xëy dem liggéey. ci côté boobu ñu jeexal ci wàllu culture ak religion ñëpp xam nañ ni Ndande dëkku religion la dëkku cosaan la dëkku diine la dëkku aada la kilifa diine yu baax yi ngeen dégg ci réew mi yëpp am nañ fi représentant kon ñun këru kilifa diine yëpp bu soobee yàlla lépp luñ fa war a def dinañu taxaw def ko fa dinañu soppi seen xar kanam ci ay projets yi nga xamante ne si li ñuy def Touba di ko def Tiwaawan di ko def Kaolack di ko def feneen dinañ ko def Ahdoulaye dinañ ko def Daaru Fall dinañ ko def ci Chérif Assana dinañ ko def Daaru Jenn dinañ ko def feneen ak Mbéjéen ak fépp te loolu li ñu ko mën a may mooy suñu relation ak aussi wan ñi jiite réew mi ni leen Ndande ci réew mi la bokk pour culture bi sànq prestation en defar Ndande bi dafa jaar yoon ñoom dem nañ ba seeti leen ba laaj leen ba xam seeni mbébét incha allah dinañ fexe ba Ndande am ce qu'on appelle une maison de la culture comme ni jigéen ñi amee une maison de la femme c'est important te maison de la culture boobu dañ koy tuddee kër laman ndax Ndande ay laman a fi ne soxor baaxul ku ne jox ko cëram laman Ndande la ñuy wax nañ leen nungul seen cër kon boog war na am lu leen tuddee ci dëkk bi te incha allah bu ñu tabaxee kër googu kër laman lañ koy tuddee lu am solo la bu nu jëlee le dernier pôle environnement donc dañ ma sifflé sànq lu ma tëboon mooy jaaykatu jën yi ne ci marché bi ñun dinañu fexe ba amal leen benn aire de débarquement ba nga xamante ni ñoom foofu la ñuy jaayee seeni jën ba pare di mën a conserver seeni jën ba du yàqu loolu lu am solo la te mën nañ ko te incha allah dinañ ko def ndax marché ba ca maal ba ak fa ñuy jaayee jën ya dañ ko war a séparer loolu na ci seen xel dal ñëpp xam nañ ni environnement dafa am solo un esprit sain dans un corps sain boo setul rek doo mën a wér ba tax na liñ ci xalaat mooy fexe ba Ndande nekk une commune verte nekk commune ba nga xamante ni si dañuy farataal lool jëmbat garab dañuy farataal lool cet dañuy wàññi foos yi nekk ci mbedd yi ndaxte dañoo war a toll fa nga xamante ni si suñu sécurité ak suñu hygiène waruñu koo fooye ndax feebar yi xew léegi kon ñun ñu war a sàmm suñu environnement la ba tax na am nañu programme bu ñu tuddee une pépinière communale bëgg nañu jëmbat 50 garab chaque année ci biir commune Ndande te mën naa nekk 50 000 plantes expert baa ngi nii Baye Malick Ngom ak expert ba nga xamante ni doomu Ndande la mais du heure bi laa koy tudd dinaa ko tudd ci kanam ndax liggéey na lu bare ci programme bi
kon loolu lu am solo la bu ñu xoolee Ndande moo fi njëkk am lu ñuy wooye un centre de traitement de déchets muy fee mbalit mi ñëpp xam na ni coowul mbalit mi dafa bari ci dëkk bi ndax ñi ngi naan waa kër yi duñ fay ñi ngi naan mairie bi la ñi ngi naan projet bi la mais ñun bu ñu faloo projet boobu dinañ ko téye ak suñu fukki loxo ak juróom ndax projet boobu benn la ci Sénégal étudiants yi dañuy jógee ba Saint-Louis ñëw di fi jàng si kon xam ngeen loolu du lu ndaw ba tey jii bu ngeen demee Gandiaye wala ngeen dem Kër Madiabel wala ngeen dem Kahone ñi ngi roy ci Ndande ba Géewul bu Géewul sax léegi raw nañu te pourtant fii la njëkkee ak Njeeñeen donc projet boobu ñun suñu fukki loxo lañ koy téye lépp lu fa war dinañ ko def su ko defee mbalit dootu taxawaalu ci mbedd mi mbalit dootu taxawaalu ci biir kër yi te mbalit moomu day jur njariñ ndax dañ koy traité ba mën koo jariñoo ma wax ci sama xarit yi c'est la jeunesse sport et loisir c'est important espace jeune bi nga xamante ni si defar nañ ko ba mu egg ñu sant ci président de la république ndax ku la defal lu baax it sant ko sant ci aussi mairie bi nga xam ne ñoom ñoo ko porté ndax loolu man duma ko defaat bu ma ñëwee loolu wàcc na ma lu fi waaye def rek ñun nga ko defal ndax ñooy ñëw kon ñun dañuy ñëw rek roof jën bi ndax roof yàqul jën ba tax na espace jeune Ndande bi ñun dinañ ko équiper dinañu tàggat ndaw ña fay nekk dinañ leen gunge ba nga xamante ne si lépp lu fa war a am dina fa am ba dina am lu ñuy wooyee une médiathèque communale médiathèque bu ngeen ko déggee mooy day am bibliothèque pour ku bëgg a lire mën a lire day am ay ordinateur ku bëgg a connecté wu dem connecté wu foofu parce que ci monde moderne la nekk ñi ngi nii kon nag loolu nag seen xel dal te loolu ci ñaari at yu njëkk yi lañ ko bëgg a def équipé ko defar ca la ca war a def la ca war a dem lépp ba pare former ña fa nekk ba pare di fa tàggat ndaw ñi bis yu mel nii ñu koy mën a defee foofu ndax Ndande rafle na ko stade du Ndande bii ñu dagg man bu ma faloo espace bi yëpp dinaa ko delloowaat ndaw ñi ba lépp luñ fa xalaat man ak ñoom ñoo koy xalaatandoo ñu def ko fa ndax nit ki doo ko fekk ci këram di ko imposer da ngay waxtaan ak ñoom ba jubóog ñoom ci li ñu bëgg nga defal leen ko danañ fa defar turbine defar fa versaire ba ku ñëwati dootoo taxaw ba sa tànk yi di toqi loolu lu am solo la coupe yi ñu fay tegit dinañ ko yokk bu baax a baax a baax te ci dëkk yi nga xamante ni si ñoo bokk ci commune bi dëkk bu ne dinañ fa aménager terrain ba nga xamante ni si lépp lu fa war a am dina ko am bu ko defee ndaw ñi aussi di gis seen bopp ci biir commune bi comme li am Palmeew am ci dëkk yépp donc c'est important am ay terrain basket ay terrain handball ak lépp la nga xamante ni si rek dafa jëm ci foofu parce que dëkk bu day ne Ndande ak commune bi amul benn jardin public du yoon tey bu ñu faloo espace Malaw bii nga xamante ni si président de la république moo ko defaral Ndande à travers le ministre du tourisme dinañ ko aménager ba nga xamante ni si képp ku ñëw foofu la ngay gis Ndakaaru di ko gis Thiès di nga ko mën a gis Ndande ndax espace baa nga fa la fa manqué rek mooy ñu aménager ko def fa la nga xamante ne bu 5 heures jotee ku bëgg a def sport boo fa demee sport bu guddi jotee ku bëgg a dem waxtaan mën toog foofu jël air loolu Ndande soxla na ko.
plateforme numérique la ba nga xamante ni si doomu Ndande moo ma ko liggéeyal pare na dañuy xaar falu pour mettre ko en œuvre ba nga xamante ni si xale bu jàng ba am sa diplôme boo fa connecté woo tey jii di nga fa mën a fekk appel d'offre yi am ci réew mi yépp di nga fa mën a fekk aussi ñu la accompagner ba nga am liggéey. état civil bi nekk Ndande kayitu juddu yi fan koy defaree ñun am nañ ci projet ba nga xamante ni si doomu Ndande ci boppam aussi moo ko porté dañ koy informatiser ba nga xamante ni si boo soxlaa kayitu juddu léegi dootoo jógee Ndakaaru da ngay toog Ndakaaru ñu yónnee la ko. ndax foofu la réew mi toll li sama maire Binta di wax rek xale yi nouvelle technologie yaa ngi nii jamono day dox te dañoo war a ànd ak moom. étudiants yi ñëpp xam nañu subvention bi ñuy jot doyul donte ñi fi nekk yokk nañ ko ñun ñii ñoo ko xeexoon ci ndam si yàlla papaloo ba jot ci waaye ñi ñëw yokk nañ ko waaye ñun suñu ñëwee buñ fu ko fekkee fukk dinañ ko yóbbu ñaar fukk ndax étudiants yi yokk nañu te commune bi yépp la concerné te su boobaa étudiant bu yeewoo ci commune bi di nga ci gis sa bopp lu am solo la. jigéen ñi dinañu fexe ba comme ni ngeen ko gisee ngaay mexe bu ngeen di génn fi ñu wooyee SEDAF bi ñun dinañu fexe ba Ndande am SEDAF bu fii nii ci biir commune bi am une maison de la femme ba nga xamante ni si su ngeen ñëwee pour def ay formation au lieu que ñu leen dajale ci kër bu ngeen demee ci maison boobu lépp di ngeen ko fa mën a defee soxla ngeen loolu te loolu mën nañ ko am. fi may jeexale nag mooy ngeen gëm ni Ndande ak li ko wër ñi ngi jooy ay tali di jooy ay piste kon nag programme yi nga xamante ni si état du Sénégal teg na ko ci muy Promoville di PUDC ñun dinañu fexe ba Ndande am ci wàllam ndax maire bu leen ni mën na leen defar ay tëli da leen di nax waxtaan wax dëgg ca la du maire mooy defar tali des koy lijjanti te mën nañ koo lijjanti nag ay pexe koy def te pexe yooyu yàlla may nañu ko incha allah bu ñu yàlla mayee ndam dinañu liggéey ba nga xamante ne si li ngeen di dégg ay Promoville ay PUDC dinañ dugal seen loxo bu baax ci commune Ndande ba lépp lu war a am ci loolu ñu am ko. ndax tey dem Gëtirat metti na dem Pëleen metti na waaye programme yooyu parce que ñoom kat ñoo defar espace jeune bi PUDC la ni ñu defaree espace jeune bi noonu lañ ñu defaree ay piste rurale yu jógee fii dem ba Pëleen wala Gëtirat wala Chérif Ka wala feneen biir dëkk bi au minimum ñu may ñu ci 10 à 20 kilomètres de route goudronnée yi nga xamante ne si waa Ndande yàgg nañ koo jooy te loolu mën nañ koo dox mën nañ koo lijjanti kon loolu lu am solo la. ñi nga xamante ni si aussi ay artisans lan ñun bàyyiwul leen fàttewuñ leen artisans yi ñun nous sommes en partenariat avec la direction de l'apprentissage et le ministre de l'emploi et de la formation professionnelle ak ay ONG yi nga xamante ni si yàgg nañoo ñëw fii ci Ndande di fa fekk ay artisans di leen jàppale mën naa ci citer ñenn ñi ndax Luxdev mi ngi fi ñëw di accompagner les maîtres artisans di former xale yi
ak maître artisan yi te loolu ñun dinañ ci dox suñu wàll bu baax a baax moom nag ñetti point attention ñun bu nu ñëwee li ñuy njëkk a def mooy suufu si Ndande sépp dees na ko auditer on va faire l'audit foncier de la commune de Ndande ñu xam suufu si Ndande lan la ci Ndande moom ba léegi il faut que mu leer dinañu fexe aussi ba KMS 3 bi fi jaar xaalis bañ ca dugal dinañ ko leeral askan wi fan la jaar ndax 63 millions kët du ay caaxaan te loolu buñ ci jógee dinañu woote li ñuy wooye des assises locales ya nga xamante ni si notable dëkk bi yëpp commune bi yëpp la ñuy woo ku ci nekk wax ñu la nga xamante ni si mooy sax xalaat ci dëkk bi naka nga ko bëggee su ko defee ñu sukkandiku ci loolu ak si lu ñu xalaatoon ñu boole lépp mu doon programme de développement local bu dëgër. beneen attention bi mooy problème mu doodaan yi ñëpp xam na ni doodaan yi dafa yitteel dëkk yi nekk ci kaw tali bi doodaan du mairie moo koy defar waaye nag mairie am na lum ci man bu ñu yàlla mayee ndam dinañu ànd ak kuréel gi nga xamante ni si moom mooy gérer doodaan yooyu ñu dox ci wax ci dem ci sous-préfet ànd ak moom dem ci préfet dem ci gouverneur ba mu egg ci ñi nga xamante ni ñoo yore wàllu tali yeeg yooyu pour ñu defal ñu ay doodaan fi nga xamante ni si foofu lañ ko bëgg ndax tali bi li muy rey bari na te yéen tamit am na lu ngeen fàtte xool leen Ndande ak li ko wër ba tey mënul am sax rajo incha allah loolu ñuy wooye rajo communautaire Ndande dina ko am ci sunu nguur comme ni ko Kébémer amee muy Keps FM donc Ndande FM mën na am parce que am na nit ñi nga xamante ni si yor nañ projet bi waaye ku leen ci accompagner lañu gisul te nag ku bëgg a tëdd ak kuy wër fu muy fanaan te jël bunt bi du leen boole man bépp doomu Ndande bu jóg indi projet bu baax bu jëmale Ndande kanam en tant que maire dama lay ubbil samay bunt accompagner la ci ñu doxal ko ndax Ndande ciy gagné nga ànd ak man wala nga contre ma yéen a xam l'essentiel mooy na ci Ndande gagné ndax Ndande ñu ñor kon nag loolu moo nekkoon de manière sommaire programme bi ñu leen bëggoon a présenter pour que nit ñi xam ko dégg ko yëg ko bu leen doyee le soir du 23 janvier 2022 ñu porter la candidature Mamadou Gueye Raye à la tête de la mairie de Ndande. Partenaires yi donc partenaires yi mooy suñu premier partenaire mooy État du Sénégal ndax nous sommes dans une république il faut respecter les lois et règlements le droit et le devoir c'est important État du Sénégal mooy suñ premier partenaire parce que lépp li ñu yor yëpp moom moo ñu ko dénk les 9 compétences transférées État moo ni lii kat mën naa leen koo dénk kon moom moo ñu war a accompagner mooy suñ premier partenaire suñ ko waxee nag tudd nañ ministère yëpp li ci topp mooy les structures déconcentrées et décentralisées mooy préfet ndax lépp lu conseil municipal bëgg namm ko te préfet àndu ci du antu donc préfet suñu partenaire lay doon le sous-préfet am na lu ñuy wooyee les ressources humaines de qualité maanaam doomu Ndande fu mu mën a bokk ak fu mu mën a ne bu amalee njariñ Ndande suñu partenaire la ASTP mooy agence sénégalaise de promotion touristique
suñu partenaire lay doon parce que njiit ba xam nañu ko am nañ fa ay relation parce que lu mel ni Malaw lu mel ni Kalom lu mel ni këru diine yi il faut que ñu am ay partenariat ak ñoom pour que ñoom ñu mën a dox mën a dund nit ñi mën cay liggéey di fayeeku dëkk bi di ci gis boppam. ONFP suñu partenaire la 3FPT suñu partenaire la ANIDA suñu partenaire la direction de l'apprentissage direction de l'insertion ANAMO mooy pour les artisans la maison de l'outil ñooñu aussi suñuy partenaire lañ. les établissements de formation professionnelle publique privé suñu partenaire lañu. ITA institut technologie alimentaire suñu partenaire lay doon parce que suñu doom ma ngi fay liggéeyee lépp luy transformation céréale ñoom ñoo koy jàngale fii ci réew mi. kon yéen buñ leen bëggee jàngal ñebbe naka lañ koy transformer ba ngeen mën cee defar akara te du ngeen dëbb du ngeen riiti buñ leen ko waxee war ngeen koo gëm ndax def nañ ko te den ko defaat. mboq mi nan lañ ci mën a toggee ceebu jën bu fatt taraj dinañ leen ko jàngal. donc partenaires yi am na Croix-Rouge am na je travaille avec une société américaine pare na pour ñëw accompagner ñu la coopération italienne pare na pour ñëw accompagner ñu la coopération allemande pare na pour accompagner ñu ak aussi la coopération belge te coopération ñëpp xam nañ ni ñooy doxalum réew France moom dama leen jëlal ndax damay liggéey ak ñoom man conseil pédagogique campus France la damay yàgg naa liggéey ak ñoom kon loolu nañ ci bàyyi xel. ñi ma gën a fonk nag ci samay partenaires diaspora ndànd bi ci lañ bokk mooy les immigrés les moodu et les faatu dañoo am njariñ ci dëkk bii kon man duma leen fàtte ci dara samay partenaires lañu ndax gis na li ñu def ci dëkk bi incha allah bu ñu yàlla maye ndam lépp lu ñu war a def ci dëkk bi dinañ ko ànd ak ñoom. kon nag pour ne pas vous tirer en longueur loolu moo nekkoon programme bi nga xamante ni si waxoon naa ni dinaa ko présenter nit ñi di wax ni fi ñuy jeexale rek mooy dinañ jumeler avec toutes les communes du département de la région et voire même du Sénégal. Je vous remercie jërë ngeen jëf.